sama gars jégalu la vidéo bi moo dagg ko parce que ki moom sama portable moo vide quoi mais taal naa beneen portable man damay doxantoo ñetti portable j'espère bien que vous êtes là maa ngi jégalu bu wër portable bi moo sama gars maa ngi jégalu bu wër portable bi moo vide fay ma jëlaat sama beneen portable ndax léegi damay doxantoo ñetti portable quoi maa ngi jégalu bu wër ñuy continuer policier boo xam ni da lay jàpp jiiñ la ndax da nga ñàkk carte d'identité mu mun la tëjlu ci kaso bi ndax da nga ñàkk carte d'identité di la fayloo 6 000 francs pourquoi fu nga ko teg ana 15 millions d'habitants yi kan mooy jóg léegi ne policier bi joxuma la nday 6 000 francs carte d'identité mooy pour carte d'identification carte pour identifier nit ki la kan moo pare may saaga nday nga naan ma la tëj waaye xoolal damay daggal nday la police fuck the president fuck the minister what the fuck is going on bullshit chaque jour ñu saaga seen nday ngeen taxaw di ko xool chaque jour président bi saaga seen nday ministre yi saaga seen nday député yi saaga seen nday ngeen taxaw di ko xool mais saaga seen nday parce que ñoom ñi ngi saaga seen nday nga naan ma bul saaga bullshit rascal motherfucker chaque jour ñu toroxal leen néewal leen doole ab lekku leen naanu leen nalawu leen ñu leen di saaga nday may taxaw di saaga seen nday ñooñu ngeen war a taxaw di bi ngaa noobul saaga man ma am ay arguments yu ma mën a défendre j'ai pas besoin d'insulter pour exister parce que j'ai des arguments solides j'ai voyagé j'ai lu j'ai vécu donc j'ai un vécu man mun naa expliquer sans saaga parce que man taanu moo ma saaga mais saaga c'est juste benn degré mer la kan ci yéen moo musul saaga kenn dem jàpp ba set ñëw waat na musul saaga maqaamay mer la rek maqaama tolluwaay la amul ku dul saaga ci yéen seen papa yeeg seen yaay yeeg seen bàjjan yeeg seen tante yeeg Sénégal kuy dox daa ngi saaga kenn ci yéen bu am fit ñëw jàpp ba set ak lu nga gëm ne musuma saaga ndey musuma saaga baay barki alxuraan ku ko def tàkk ku ko def ci yéen tàkk jëppet hypocrite musul weesu ñu leen di saaga di leen toroxal def leen ni nga xam ni ngeen di mel ni mala nit taxaw di rayanteeg nday ñooñu di jaayanteeg nday ñooñu ba kanam ngeen ñoo bul saaga te chaque jour ñu saaga la kan ci yéen na ma kenn wax na kenn jàpp ba set taxaw ne moom jël kaamil teg wala jël bible teg ñoo man du ma saaga musuma saaga koo ko def tàkk nday jëppet saaga kat ngeen doon kan moo to muy sama papa day saaga dégg naa ko muy saaga sama yaay seen yaay yi seen papa yi Sénégal ñëppay saaga nday ñëppay saaga nday il faut être hypocrite pour taxaw naan ay saaga man ma gisee Sénégal bi wax dama naan non grand saaga ma ne dama nga jàpp ba set nga indi kaamil nga waat ne yow musoo saaga nday nga waat ne musoo mer saaga nday nga waat ne musoo toll ci ay tolluwaay saaga nday na ma kenn wax donc bu ma saagaa nday xameewu leen ma ko dofu ma jinne jàpp ma du ma saaga nday mais bu ma saagaa rek c'est parce que dama am tolluwaay dama mer quoi gis sama waa réew ni ñu leen def gis ne ni ñuy tooxalee sama réew bu mu mënu woon sax damay jooy di yuuxu ndax li may gis ni ñu def sama réew jàpp ay nit di rey police di rey ay nit di tirer ci kaw ay nit te yëpp ci commandement la ñuy doxee ci ministre de l'intérieur carte screen tirer fa tak tak pum 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 mel ni ñu yore ay xar mel ni ñu yore ay bëy mel ni ñu yore ay nag xanaa sax fii animal boo ko defee tëj nday ci kaso bi Europe Amérique États-Unis fii nii Canada jëlal benn bëy bu muus buy romb fii ma dóor nday fetal dañ may tëj nday à vie muus laa la wax muus bu ma ko dompatee fii au Canada muus bu ma ko dompatee barke alxuraan damay dem kaso bi muus bu ma ko dompatee dem ci kaso bi nit ñëw taxaw laa la wax taxaw karaj nit yuy jooytu ne dañoo mar naan dama mar naan nga war ma jox ndox mu baax on a besoin de l'eau potable policier ne nii gendarme ne nii karaj bal ñëpp foog ni ci kaw lay tuur muy téere nit yi tël bal di dal ci ay bëtu maire yu daanu di seen deret di tuuru deret bi sangu ko ñëpp gis nañ vidéo bi tëll ci ay maire tëll ci ay xale muy dal ci seen tànk yi di dal ci kenn waaye saaga nday boobu lan moo ko raw mais xanaa yi dooleen nit ñooñu mérite ñu toj seen job nday parce que xaw ma sax saaga bii mais dama koy def tey ñooñu dañoo mérite ñu toj seen job nday
doomu kat seen lëfal nday yi jël ay fetal di tiire ci kaw sénégalais yi di jam ay bëtu ay maire di jam ay bët tànk xool démb lu am Kaolack policier bu ñëpp lëfal ndayam boobu lu mu def j'ai son nom ici François Sock la tudd un policier bu mu bokkal commissariat moo ma ne jox tur bi tuddul François Sock policier moo na ma grand waxal ci lii François Sock bu ñu àndal di liggéey moom moo fiir booy bi moo ko teg François Sock commissariat central de Kaolack dawalal na adjoint au maire adjoint au préfet adjoint au préfet de Kaolack François Sock dawalal na ko adjoint au maire bu tudd Alpha Diallo François Sock dawal na ko il est venu à Kaolack affecté à Kaolack en 2016 un policier moo ma ko wax amu seen xol yi seddul François Sock moo fiir booy bi mu nekk entre la vie et la mort mi ngi réanimation entre la vie et la mort jawal nday oto gis leen mu ne moom ñu ne booy dañ leen doon sànni xeer dañ doon rëcc embuscade bi jaar nday ci kaw booy bi jaar ci kaw bum est-ce que bu doon rakam la dina ko def est-ce que papam bu fa taxawoon dina ko def est-ce que yaam bu fa taxawoon dina ko def jaar ci kaw nit mu munoon doon yow nga munoon nekk foofu mu munoon doon sa papa mu munoon doon sa yaay mu munoon doon sa rakk mu munoon doon sa mag mu munoon doon sa jarbaat François Sock taal oto bi jaar nday ci kaw boy bi Aline Badara Diouf jaar ci kawam François Sock le criminel François Sock au commissariat central de Kaolack le chauffeur de l'ancien préfet de Kaolack Alpha Diallo François Sock ñu ngi ko affecté Kaolack en 2016 affectation François Sock tuddul Franck ñu ko ñëpp bind François Sock l'assassin le chauffeur moom moo fiir booy bi te moo ko tey police yi newoon ci biir benn pël man Kaolack laa dëkk canadien yi sax ak may retaan mu xol neexul quoi canadien yi sax ak may retaan ndeysaan mais ndimbal yàlla lañ am ñu juddoo ci dëkk yu baax yi ñoom tam ñu teel a yow xam nga nañ ma retaan maa ngi fii booy ñàkk tooy xep wala sama baat bi dee may yuuxu nday fii ñoom ñi yor ñoom ñi ngi may seraan fu mu ne ni mi ngi mel ni football léegi ñoom ñi ngi ma wër sax ndeysaan ñu ngi ma wër sax nu may def sama gars yi baal leen ma de baal leen ma nattu yàlla laa yor de veuillez m'excuser monsieur veuillez m'excuser nu may def dama am nattu yàlla mënoon na ma judduloo feneen quoi malgré noir sax ma judd feneen ma bañ a judd ndey Sénégal quoi bañ a xam sax ni Sénégal am na mu yàlla mënoon na ma dimbale quoi nag foofu rek la ma tegee nattu mënoon na ma dimbale judduloo ma feneen au moins je saurais même pas ni Sénégal existe. Veuillez m'excuser les cris hein. Veuillez m'excuser. Yeah, thank you. I'm talking about my fucking town, Sénégal. This bullshit town. sonn ndayam quoi ndax ñi man no ñeneen ñi juddoo ci yeneen dëkk yi ba ñooñu am nañ jàmm de François Sock dawal oto bi bu mu fiiree am na ku taxaw na ko mais gars yi yow ci kaw nit bi ngay jàll nag mu ne non gars yi dañ ñu embuscade dañoo newoon ci foo xam ne gars yi ngi embuscade di sànni xeer il fallait ñu jaar ci biir ci peuple bi il fallait ñu rey leen pour mun a jàll ñun dem pour sauver seen bakkan li neex na ngeen tege ni moo mënoon dem nday lijjanti sama bopp feneen naan sama yu sedd dem dund yeneen dëkk yu baax yi nekk fii di rey nday sama bopp bullshit oh my god François Sock l'imbécile la nii la El Capo dafa rey nday booy Thiès bi François Sock ngi nii nag yóbbu booy bi Aline Badara Diouf mu nekk réanimation entre la vie et la mort yan saaga nday yooyu mun ngeen ko effacer yéen saaga nday crime bu ñu reyee sa baay saaga nday boobu di nga ko mës a fàtte bu ñu reyee sa yaay saaga nday boobu di nga ko mës a fàtte ci injustice bu ñu tëjee sa frère saaga nday boobu di nga ko fàtte ci injustice bokkul ak benn Mollah Morgun ne sa dëjëw nday Macky Sall boo xam ne léegi nga fàtte ko léegi amul fenn fu mu ko takk dëjëw nday Macky Sall amul fenn fu mu ko takk waaye Macky Sall bu reyee sa baay dina kër gi yëpp la yàq Macky Sall bu reyee sa yaay kër gi yëpp la yàq Macky Sall bu tëjee sa jëkkër kër gi yëpp la yàq Macky Sall nga tëj jëkkër jàmbur Aline lu mu tudd Karim Xurum Xaq Abdoul Karim Gueye ci kaso bi Macky Sall la séparé avec sa femme tëj ko ci kaso bi saaga nday boobu est-ce que effacé wu na Karim du ko mës a fàtte Sénégal du ko mës a fàtte saaga nday yooyu ñoo gën a bon il a séparé Karim Xurum Xaq avec sa femme avec son enfant yóbbu ko ci kaso bi
il a séparé comment dire Assane Diouf séparé ko ak jabaram ne États-Unis mu indi ko Sénégal tëj ko ci kaso bi saaga ndey yooyu yéen xam ngeen ko yéen boo leen déggee saaga ndey rek ay sa dëjëw ndey la ay sa lëfal ndey ngeen foog ne loolu mooy saaga ma ne lëfal ndey Macky Sall man Mollah Morgun maa ko wax te dinaa ñëw xam nga loolu sax talu ma nekk ci monde bi naan damay daw di la làqatu sa dëjëw ndey sa lëfal ndey yow Macky Sall man talu ma daw di làqatu fenn dinaa ñëw foofu te dinañ tas sa cottu ndey yow Macky Sall doomu dëjëw ndeyam bi sa lëfal ndey saa yooyee woo yow Macky Sall maa ko wax sa lëfal ndey saa yooyee woo man mënoo ma jëli fenn parce que amoo pouvoir bi bu ma doon toog fi ba di la saaga ndey ba ginnaaw soo mënoo ma jëli ndey fenn te fu ma dem wax la bu ma duggee France ne la maa ngi France ñëwul ma toj sa cottu ndey yow Macky Sall bu ma jógee France dem Espagne ne la ñëwul ma toj sa cottu ndey mayoo ma fu ma dugg mun naa fa dugg fu monde bi yëpp laay wër boo ko seq ak man danaa toj sa job bu ndey man du ma ay Assane Diouf yi ngay jàppale parce que dañu ay yor ñu këyit wala leneen ne man mënuloo ma toj lëfal ndeyam te boo ma laalee sax danga may pouvoir boo ma laalee danga may ndey pouvoir yor naa sama làmmiñ yor naa sama gémmiñ damay rab di dugg ndey ci monde bi di wër la mag biir kaso bi prisonnier politique la fu ma dugg ñu ne ma kaay asile kaay ñu jox la asile kaay ñu jox la asile politique comme ni fi Souleymane Jules Diop defoon comme ni fi ñoom Souleymane boo ma laa danga may gën a siwal mu ñu bind ma ndey ci partout ci monde bi ma yor ndey sama micro nag di wër di rab ndey partout di la wan ne man dañ maa tëj ndax dama doon wax dëgg le fal ndey Macky Sall man maa ko wax kaay jàpp ma man du ma toog fenn di la xaaran waxtu bu jotee damay dugg ndey Sénégal ma wax la ba xam mën a nga ma lëfal ndeyam tot ndeyam mënaloo ma ko sa dëjëw ndey Macky Sall sa lëfal ndey yow ak say doom ak say jarbaat ak say sët ak say gorog seen tot ndey doomu dëjëw ndeyam mi nit bu katt sa ndey bi yow ku la fal ku dëgg ndeyam la ku la fal ku tot ndeyam la bu weesoo koo xam ne moom il est inconscient képp ku la fal ku toj sa tot ndey nga képp ku fal Macky Sall te nga conscient sa lëfal ndey saa yoo yeewoo sa dëgg lëfal ndey ñoom mu tot ndeyam yi yow mu lëfal ndeyam yi vous êtes là di jàpp sama askan toroxal leen néewal leen doole man tàmmu may saaga sama xol moo fees man j'ai des arguments solides yoo xam ne foo ma taxaw ba bërki démb télé taxaw na fi di ma invité man ak ñoom APR dañoo daw waxeet bu doon damay saaga ndey duñ daw de dañoo xam ne argument yu katt lëfal ndeyam laa yor bu ñu ñëwoon dinaa toj seen cottu ndey ba bu ñuy ñibbi dañuy raam dinaa leen juutal di katt seen lëfal ndey ba bu ñuy ñibbi ñoom waa APR dañuy raam mais dañoo daw lan moo tax journaux yi invité ñu télé yi invité ñu daw bu doon keneen la amul ay argument dañuy ñëw jàkkaarloo moom paquet ko de mais journaliste bi mu ne leen dañuy invité dañuy def duo bu ne Mollah Morgun ñu ne daw parce que j'ai des arguments solides bu ma saaga ndey rek c'est parce que pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant Macky Sall emprisonne les gens parce que dañ koy saaga ndey Abdou Karim Gueye nee na dafa saaga mu tëj ko ci kaso bi Assane Diouf nee na dafa saaga mu tëj ci kaso man maa la saaga sa tot ndey yow Macky Sall sa dëgg la fa lu ndey maa tëb lëmbal tëbati lëmbal pitax bu ndaw jóoloole sa yaay damaa neex yëkkatil tam-tamal katt ko sa dajo bajo bu ndey yow Macky Sall mu jur ndoxum guro maa ngi lay xaar ak képp ku ma ne bàyyil saaga sa dëjëw ndey képp koo xam ne tam nee nga ma bàyyil saaga sa dëjëw ndey saa yoo yeewoo sa dëjëw ndey sa dëgg lëfalu ndey ma koy macc ba naan ndox mi sa lëfal ndey bu mu ubbi dugal sama bopp bi naan ndey sa jiw ndey képp ku ma ne bàyyil saaga maa ubbi sa dëjj lëfalu ndey dugal sama làmbiñ mi naan ndey sa bajo sa ndoxu bajo yaay bi ba mu jeex tàkk képp ku ma wax bàyyil saaga rek yeneen foog ne yéen ñun tàmmuñu sax ñun mbedd mee ñu yar ndeyam de street bee ñu yar mbedd mi amul lan ndey lu ngeen mun a won luñ kiiwul ñun ñu toog ne def kuul yor sañu argument yenn wuy sa nangam taan ndey maa la dàq ndey saaga damay saaga wolof di saaga bambara faaforo den i juukili maa muso beedaa yee joni jo joni ko te faafro kana beda faafro mu ko danasi i baabe kana beda damay saaga ba saaga ndey espagnol saaga bambara di saaga man mbedd moo ma yar ndeyam kenn dàq ma saaga ndey ku ma ne sa bàyyil saaga ndey sal dëgg la fa lu ndey saa yoo yeewoo nan naa sa ndoxu sa bajo ndey nan naa ndox mi nan naa ndox mi yëpp ji bi yëpp sa baay bu dugalee koy bi du daj dara waaw man maa ko wax bullshit
toog jàpp nday nii di toroxal di ñëw jàpp sénégalais yi di ray nday nii comme ça di tirer ay balles ci seen kaw ay balles réelles ci seen kaw il faut être hypocrite pour taxaw sax ne non moo la bàyyi lii wala bàyyi lee ku ma man xooloon du ma booy bu ñu daan bàyyi le du ma booy bu ñu daan bàyyi sa bàyyi laa tolloon laa la wax lu ma jàng sa baay jàng ko lu expérience ma am sa baay amu ko fu ma dem sa baay demu fa lu ma gëstu sa baay gëstu ko ñu ma dajal sa baay gëstu ko du ma booy bu ndaw bu ñu naan bàyyil wala booy bu nangam du ma kenn man ab kilifa laa kilifa magum jëmm kilifa laa am bopp bu dee tukki mooy may expérience tukki naa monde bi yëpp bu dee jàng mooy may jàng naa livre yëpp bu dee liir naa livre yëpp bu dee bandi lu dugg naa ndey ci train marchandise express marchandise bi nga xam ne amul fu ñuy toog di toog ndey ci ay këriñ di jóge Tamba di def Jurbel di def Thiès di ànd ak fàqman bu dee ay fàqman ànd naag fàqman bu dee Baay Faal ànd naag Baay Faal amul loo ma mun a jaay amul loo ma mun a jaay du banditisme du ay wuyulu amul lu ma ne mun a jaay bu dee xam-xam moo wan la xam-xam bu dee da ngay bandi moo wan la ni yow gënoo ma wuyu gënoo ma nekk wuyu bu dee baax moo wan la gënoo maa baax donc ñaanuñu yàlla sax nekk ci ay mbon il faut que sénégalais yi Macky Sall respecte sénégalais yi un président qui tâtonne depuis qui tâtonne nekk fii di tâtonner jàpp askan wi sonal leen jàpp nit yi di tiire seen kaw jàpp ay nit di tëj jàpp ay nit di tëj di toroxal c'est pas normal nan ngay mën a nekk ci ab kaso ñu jël Guy Marius Sagna tëj ci kaso ñii ñu bàyyi leen tey ñii ñu bàyyi leen 2 mois ñii ñu bàyyi leen 3 mois muy injustice totale sénégalais yëpp gis ko xoola saaga ndey boobu lu mu saaga sénégalais ñëpp ne tekk ubbi jàkka ubbi juma jàpp ab sëriñ jàpp ay kilifa di leen toroxal Karim Xurum Xax taxaw ne leen c'est pas normal ubbi leen jàkkee jumaay te ngeen bàyyi sëriñ si ngeen di jàpp di leen néewal doole commissaire yow gëmoo gënoo sëriñ si xalif gii nga jàpp di ko jéem a néewal doole di ko jéem a wàcce di bugg a suul ay maqaamam foo ko teg taalibe yi ñoo seetaan dañ la waroon futti taatu neen nga xam ne lépp dëgg la ñu jël ko tëj ci kaso Assane Diouf ñëw taxaw di def ay live am naan leen école bi war leen ko ubbi parce que pare wu leen gi luñ ko def tëj ko ci kaso bi xaaral ma fàttali leen sax mbirum Assane Diouf bi Assane Diouf ak lu mu daj ci kaw ci policiers yi non mais Sénégal il faut nga bon sax pour mun a naan ay xaw ma nag ba xam di ngeen dégg saaga dama leen bëggoon wax rek kii témoin oculaire la woon ci lu bari ci Assane Diouf léegi bon boo leen déglu tam dama mooy déglu di leen wax quoi lu Assane Diouf dund bàyyi sa vidéo bi nga def ci Assane Diouf laa doon déglu laa doog a seetaan nii am na jàngat yu ma ci def parce que lu bari dama ko fekkee Mollah Morgun lu bari dama ko fekkee déglu affaire Assane Diouf bi grand li nga ci wax noonu la demee man du luñ ma nettali man la luñ ma wax mooy dama ko assister gis nga jugement Assane Diouf duré toute une journée lu laar laa lay tegal man ci boppam maa jël réaction yi Maître El Hadji Diouf moo nekkoon avocat am maa ko filmé ak sama téléphone maa ngi ak vidéo yi ak Clédor Sène mi ngi fa woon gis nga jugement bi keroog daf ma jaaxla jugement bi dafa dem ba 2 heures du matin 3 heures du matin yemuma ci loolu ci li nga wax ci sëñ Bass Abdou Khadre xam nga loolu lañ waxoon ne mooy prétexte buñ ko yow yaa nekkoon prisonnier ak détenu wala détenu bu gënoon
prison yi nekk Sénégal yëpp 33 ou 37 kaso yëpp moo Assane Diouf moo gënoon sonn ci prisonniers yi dañ ko isolé woon déjà Assane Diouf a été isolé chambre paquetage moom newul chambre paquetage moom kese Assane Diouf buñ ko jàppee devant juge bi da ko wax ne ko dañ ma isolé fu may dugg dañ may raam man Assane Diouf ci puxus bu ndaw lañ may fanaan pendant 13 mois parce que dañ ma bëggoon transformer benn animal yàq sama bopp bari na ñu nekkoon ci salle bi jour boobu ñëpp nañ doon jooy Assane Diouf nee na double fracture la am devant devant le juge Assane Diouf ne ko double fracture lañ dañ ma damm double fracture man kese man maa nekkoon man Assane Diouf nekkuma woon nag kenn benn chambre boo xam ne bu may dugg damay raam ñu damm ma double fracture ñu ngi déglu de kii seede la oh shit parce que affaire bi day leer quoi Assane wax ko juge bi dégg ko man Assane ku ma xool xam ne am naa kattan am naa doole waaye bu ma gisee nu ma taxawee nii boo ma gisee nu ma taxawee nii nga xam ne monsieur le juge amatuma benn doole sama kattan bi yëpp yóbbu nañ ko ci biir kaso bi juge bi teg chaise pour mu toog ci même biir jugement am juge bi dafa teg chaise pour mu toog ci kon nag mu ne juge bi rek war ak sama gi mënuma taxaw ak yow sax am force boobu noonu juge bi xëcc chaise tegal Assane Diouf ne ko toogal fii si chaise bi donc yéen a ngi dégg comme nit yi ñoom dañuy nalaw mais man moom damay topp action loolu lépp ñu teg ma ko te lu gën a garaaw lu gën a ruslu juge bi da ko doon reproché ñetti affaire ne ko yow yaa saaga sëñ Bass Abdou Khadre juge bi ne ko yow yaa saaga sëñ Bass Abdou Khadre ñu dem ñetti approche ñett la ko approché mu ne ko Assane ne ko ci loolu Assane ne ko foo saagawuma ko dama ko laaj question mu ne sëñ Bass dama ko xam ñoo doon ànd bu ma doon ndaw ma dem États-Unis di liggéey moom mu toog Sénégal liggéeyul ma ñëw fekk ko mu yor ay milliards mu doon milliardaire te ñoo nekk ndawoon xam naa bu baax sëñ Bass Abdou Khadre mu doon milliardaire loolu laa laajte ne fan la jëlee alalam loolu kese laa laajte parce que dama koo xam bu avant maa dem ma ñëw fekk ko mu yor ay milliards ma laaj kii fan la jëlee alalam loolu kese laa laaj mais saagoo ma ko benn yoon ne ko génne leen vidéo fu ma saaga sëñ Bass Abdou Khadre lii la wax juge bi pour premier kii bi ñu dem te loolu la ko juge bi doon reproché te sëñ Bass Abdou Khadre te sëñ Bass Abdou Khadre ba léegi porté wul plainte yaa ngi ñëw di défendre ab nit boo xam ni ba léegi porté wul plainte mu ne sëñ Bass Abdou Khadre juge Assane Diouf ne juge bi génneel ma plainte sëñ Bass Abdou Khadre bu dee moom nga may jugé fii tey Bass Abdou Khadre génneel ma plainte bi tey juge bi mënul génne plainte bi te 13 mois lañ ko tëj 1 an 1 mois avant ñu ko jugé Mame Mor Mbaye mu ne Mame Mor Mbaye mooy ku ñëwoon xeex day rey Assane Diouf ànd ak ay xale ñëw tentative de crime la Mame Mor Mbaye doon jéem a def te mi ngi ci jàmm ma ngay ci salaam ma ngay dox léegi dinañ leen wax fan la Mame Mor Mbaye nekk parce que kii xam na bu baax affaire yi même bu dee dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre porté wu ko plainte donc kooku kenn war na ko poursuivre sëñ Bass Abdou Khadre ne moom yëgul sax lan moo tax ñu yóbbu Assane Diouf kaso Mame Mor Mbaye doon wax naan dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre ab nit simple rek bu jógee fële ñëw taxaw ne kii dafa saaga sëñ Bass Abdou Khadre dañ ko war a rey dañ ko war a taal këram donc gis ngeen loolu ñu dem mu ne am na ñoo xam ne alal àdduna jaral na leen lu ne dañuy jaay Serigne Touba di jaay mouridisme bi di ko tayle pour am alal wala pour am position bëri na ci nag ci ay espèce yu du ma ne sax taalibi safrula bëri ay espèce yu nit yoo xam ne ci sëñ bi la ñuy sàkketoo pour am ay daraja pour am ay maqaama pour voyager pour am ay milliards pour lor kese ñu dem Mame Mor Mbaye
merci beaucoup mu ne Mame Mor Mbaye barke alxuraan merci beaucoup Akhenaton xaw ma noo ko xamee moom la may wax nii ñaa xarañ loo boo leen xoolee ci sinabam def na benn ay jàng yoo xam ne ñaa xarañ gis nañ fa sëriñ Mame Mor Mbaye boobu noonu booy boobu noonu Mame Mor Mbaye mu nekk ci délégation sëñ Bass Abdou Khadre nekk fa jëwriñ chef de protocole waa ji moo koy wax lépp dañ ko def pour am xaalis pour doon dóorkat boo xoolaatee yenn sorti sëñ Bass Abdou Khadre tout récemment ñaa xarañ loo ci sinabam ci weeru koor gi ñaa xarañ moo nekkoon ñaa xarañ da doon sinab sëñ Bass Abdou Khadre ci weeru koor bi boo leen xoolee son bras droit de sëñ Bass Abdou Khadre c'était exactement Mame Mor Mbaye moo fa nekkoon moo doon wax dugal génnal sëñ Mame Mor Mbaye googu nga xam ne moo demoon pour def tentative de crime pour rey Assane Diouf ànd ak ay nitam sëñ Bass moom mi ngi ci tey jii ci bras droit sëñ Bass Abdou Khadre yi waa ji mooy wax de ay buntu la doon wut Assane Diouf wax na ko ci dernier live am bi ne kooku waaw waa ji sax nee na sëñ Mame Mor Mbaye safurlaa ma naan sëriñ Mame Mor Mbaye nee na ci nettali ay jaar-jaaru jàmbur ci ay nekkunu jàmbur nee na ci lay tukkee ci lay demee di ñëw ci la yore alalam tey jii ci la defar addunaam bi yëpp waaw nee na moom loolu la ñu dem waaw loolu moo tax mu rapproché sëriñ bi pour doon bëkk néegam mu ne ñu dem ci jugement bi ba léegi sëñ léegi waajooju noonu jógoon ne day dem rey ji kii parce que daa saaga fen dafa yëngal aras ne Assane Diouf daa saaga sëñ Bass Abdou Khadre te Assane Diouf amul fenn fu mu saaga sëñ Bass Abdou waa ji dafa fen pour mun a am poste pour mun a toog ci wetu sëñ Bass Abdou Khadre pour tey ji mun a jëriñoo ànd ak moom di voyager di dem di ñëw di defar ay addunaam defar na famille am defar na yëppam lépp daf ko defoon rek juste pour position ñu dem beneen bi même juge bi doon juger procès bi juge bi dafa def benn vidéo de projection juge bi jour bi muy juge Assane Diouf dafa def benn vidéo de projection carrément xool leen mel ni kuy juger criminel mel ni kuy juger benn terroriste mel ni kuy juger ku doon teg bomb mel ni kuy juger ku doon rey nit yéen a ngi dégg mu teg vidéo de projection ci jugement wu Assane Diouf léegi juge bi ne day wane fan la Assane Diouf di saaga ak procureur bi ne Assane Diouf taxawal ñu wan la fu nga doon saaga ñu wane vidéo yëpp amul fenn fu mu saaga juge bi mujjee ridicule ñàkk fayda ñàkk xorom xamul nu muy def vidéo bi yëpp Assane Diouf ne acca bismillah ñu def vidéo de projection wane lépp gis ñu benn yoon Assane Diouf fu mu saaga sëñ Bass Abdou Khadre juge ba ne muut ne cocc waxul waxaanul noppi gàcce di ko rey Assane Diouf ne ko ana plainte ba tëj ngeen ma 1 an 1 mois ana plainte ba xamul fu mu jëm ana saaga ba xamul fu mu def mu jommi jaxle ñu dem waaw boobu mooy deuxième bi moom mooy fu ñuy wëree saaga bi ñu wër amuñu ko troisième personne bi juge bi daw nag daanu ci Youssou Ndour ne léegi yow sax da ngaa saaga Youssou Ndour déglu leen procès Assane Diouf bi pour ñu ko fekkewul ngeen xool gouvernement bandi doomu xaraam yi nan la ñuy sacrifier nit nan la ñuy sacrifier doomu aadama kuy xeex ne da ngay xeex te yàlla rek tax mais bu dee sénégalais yi rek nga dee ci kaso bi bu dee sénégalais yi rek ñu posone la bu dee sénégalais yi rek di nga desee sa xeex ñu dem troisième mooy Youssou Ndour ñu ne ko yaa saaga Youssou Ndour Assane ne Youssou Ndour ba léegi tam porté wu ma plainte yéen a ngi ñëw di ma waxu Youssou Ndour léegi porté wu ma plainte monsieur le juge waxaat nga fi keneen koo xam ne plainte gu ma ba léegi ñu dem nga ne maa ko saaga mu ne ko man monsieur le juge maa saaga Youssou Ndour dafa am lu ma séq ak Youssou Ndour dañoo tegante benn affaire mu lekk sama xaalis Youssou Ndour dafa am problème ak man Assane Diouf ne juge bi Youssou Ndour dafa am problème ak man dañoo teg deal man ak moom mu sàcc ma lekk sama xaalis daw ma saaga ndeyam ne man maa ko saaga
te xam naa dama saaga parce que xam naa Youssou Ndour xam na ma dafa am lu ñu séq mu teg ma lekk sama xaalis nekkul n'importe qui laa attaqué dafa am lu ma séq ak moom mu def ko ma saaga ko. mu ne juge bi nag rus fa la juge bi rusee ne ko ok mën nañ la bàyyi nga dem 1 an 1 mois 13 mois 1 an 1 mois juge bi rus ne ko waaw mën nañ la bàyyi nga dem tëj nañ ko 13 mois maanaam 1 an 1 mois juge bi nag bu mu génnee lépp amul fenn fu mu jàpp bu mu nekk Youssou Ndour mooy Youssou Ndour sa yoon nekk ci dafa am lu ma séq ak moom sama daf ma teg dil ma saaga ndeyam mu ne ko sëñ Ba Abdou Khadre mu ne ko won na ñu wone vidéo ba mu jeex tàkk amul fu mu ko saaga juge ba nag rus comme moom téye nañ fa 1 an 1 mois juge ba rus gàcce di ko rey juge bi ne ko nag ah mun ngaa dem léegi nag comme dëkku bandi la dëkk boo xam ne amul justice dañuy jënd juge yi juge bi Macky Sall la ko fay teg juge bi Macky Sall moo ko fay teg garde lu mu tudd conseil constitutionnel Macky Sall la ko fay teg ah ñoom nag am nañ gàcce yàlla bi defal na leen gàcce léegi nag xoolal lan lañ wax luñ mujjee wax Youssou Ndour luñ mujjee wax Assane Diouf du moins léegi nag buñ koy bàyyi bisimilah monsieur le juge ne ko léegi dañ lay bàyyi nga dem mais amatoo droit ba léegi wax ko amoo raison de mu ne ko waaye amatoo droit apparaître ci benn vidéo amoo droit feeñ ci benn vidéo jàmbur wala fenn fooy waxee boobu ba léegi Assane Diouf a ngi def arrêté wu ko lijjantiwu ko wax mi ngi wax ci Macky Sall mi ngi wax ci Marème Faye mi ngi wax ci Youssou Ndour arrêté wu ko benn yoon waaw sénégalais yi nag ñi nga xam ne xamuñu ku dóor ku fayu lañ xam xool leen juge boobu lu mu wax ko 1 an la dem bàyyi libéré la waaye waratoo saaga waratoo def waratoo wax waa loolu ban sénégalais yi les hommes de loi les épris de justice ñi ñi am xam-xam nañ ma wax ban loi la juge bi di juge nit ba pare amoo lenn loo koy tëj ko 1 an 1 mois 1 an 1 mois damm ko double fracture tëj ko ci ay néeg yu xat après nga amoo lenn lay wax ne ko léegi bul feeñ ci vidéo bul def vidéo bul wax bul léegi wax leen ma loolu ban loi la pénal bi laay waxal li ko juge bi def yéen ñëpp rapportel naa leen ko kii nag si mbedd mi laa ne mënuma ko di leen ko tegal ngeen dégg moo tax may déglu di leen ko wax léegi wax leen ma Assane Diouf ak juge bi kan moo gagné après 1 an 1 mois ngeen foog ni yàlla dina ay waay ñii fu ñuy mujjee ay waay ñoom Macky Sall seen biir bàmmel bu leen kenn ñee ay waay fu juge bi di mujjee juge bi rus nag dire fan la waratul wax waratul def vidéo waratul feeñ fenn wax leen ma léegi yéen les hommes de Sall laay wax léegi ñi nga xam ne dañoo farak Macky Sall ma yéen laay déglu wax leen ma lii ban droit la wax leen ma lii sénégalais bu leen ne fi di werante seen biir ak rayante man ak yéen ñun ñoo bokk benn xeex bu leen fi ne di yéen laay laaj lii ban pays de droit la may dégg sénégalais yéen yi naan pays de droit la ñu war ko dédommager ne ko léegi waaw bul saaga bul feeñ ci vidéo bul wax ci vidéo buñ la gis fenn dama rek nga toogi noppali ko je vous pose cette question ba amagu leen réponse de ña fi ne yëpp benn lañ koy defee pour xool kan moo tooñ waaye léegi nag lii yëpp luñ def Assane Diouf double fracture damm dugal ko fu xat isolé ko fa moom kese muy yeewu di sëgg ci suuf di dugg di sëgg ci suuf di génn ñu dagg dammate ko double fracture tëj ko 1 an 1 mois kooku ne dinaa toj seen job nday ngeen a bàyyil saaga yi yéen ay hypocrite képp kuy wax loolu hypocrite nga képp kuy wax loolu boo dee yàlla na la safara jël addiya képp kuy wax loolu Assane Diouf boo dee yàlla na la safara jël addiya képp koo xam ni li Assane Diouf daj yow waxoo ko benn yoon waaye yaa ngi wax saaga yi ku ab Macky Sall defoon lii boo génnee waxuma la saaga nday mais di nga damm nday di nga toj lëfal nday Macky Sall képp ku Macky Sall defoon lii képp ku Macky Sall jëloon baayam def ko lii képp ku Macky Sall jëloon yaayam def ko lii képp ku Macky Sall jëloon frère am def ko lii barke alxuraan boo fekkee muy saaga boo fekkee sa frère di saaga wala sa baay di saaga tëj sa gat dox sa dox mais doo ko wax noppil doo ko wax bàyyil saaga yi jàpp ab nit
ñu teg la 1 an 1 mois doog la juge dama leen di rappel tëj nit 1 an 1 mois damm tànkam double fracture ba taxaw lu yàgg mënatu ko juge bi di la juger lépp lu mu génne pour teg ko sa kaw mu cóol mu ne la bul def portable il est mu jox la xaalis da wala dara mu ne dama lay libéré mais bul def vidéo bul waxati demal nga tëju ci sa néeg sa kër googu bul génn bul wax bul def dara boobu ba léegi Assane Diouf a ngi def ay live am kan la ñuy teg coono gu mel nii ne la bul saaga man ku ma def lu mel nii waxuma la saaga mais bépp moyen nécessaire bu ma mun dinaa ko teg sa kaw lépp luy moyen lu ma am lu ma yàlla may bu dee bomb dinaa dëgg sa ndey bu dee fetal dinaa toj sa cott ndey bu dee yet dinaa dëgg sa lëfal ndey lu ma am dinaa ko toj sa cott parce que da nga ma bëgg a rey Assane Diouf ci kaso bi comme mala lañ ko def barke alxuraan comme mala goo xam ni mala sax du fa yeewoo day sëgg di dugg di sëgg di génn ñu damm ndey tànkam yéen est-ce que xam ngeen lu Assane Diouf ba daj ba war a am ngor taxaw naan koy bàyyil saaga yi kum ko daloon ci yéen du bàyyi saaga kuñ defoon lu mel noonu du bàyyi saaga kuñ defoon lu mel ni du bàyyi saaga lii la Assane Diouf daj kii nag ku ko jege la ma ne sa papa sax kan mooy naan kan mooy wax saaga yi waa ji ne ma man dama dégg sénégalais naan Assane Diouf bàyyi saaga yi sa baay di la dóor naan nangam tànnal sa ndey sama waa ji waxuma téléphone nag mais dama direct ngeen seetaan ma koy tontu direct waaw sama waa ji salaamaaleykum parce que jotuma ko woon tontu ah damay def live nii doon teg say wax mais comme wax yi déjà foorul te maa ngi def live ci mbedd mi léegi ma doon di leen ko transmettre sénégalais yi te bu nga wax dëgg la mon frère la nga wax dëgg la seede nga ci fekke nga ko nday bokk ak ñoom baay bokk ak moom dara mais la ngay seede dëgg rek moo tax nga seede ko te nee nga wax nga dëgg sama waa ji maa ngi lay audio di la wax ni wax nga dëgg sénégalais yëpp nga may déglu seede dëgg ju wër la ñoom ñëpp képp ku naan bàyyi saaga naq fekk nga parce que ci ñoom ñëpp xam nañ saaga te nee naa ci ñoom ñëpp ñu may seetaan kan moo ci ñi may jël kaamil jàpp ba set wecc wala nga jël bible jàpp ba set wecc waat ne barke alxuraan musoo saaga ndey ku ko def tàkk barke allah ilaha illallah jëñ naa ko ci daraja Seydina Mohamed ñëpp ñu naan bàyyil saaga ndey koo ci ku taxaw waat ci kaamil bi wala ci bible bi ne musoo saaga ndey te doo saaga ndey boo meree xoolal da ngay tàkk jëppét wala safara nga jëm kenn waa ji moom lay seede nii ne amul sénégalais yëpp ay wax te sa baay sax da lay dóor ne tey ma toj sa cott ndey sa baay sax da lay dóor di saaga ndey tey ma nangam tànn sa ndey sa baay da lay dóor naan tey ma nangam tànn sa ndey sa yaay da lay dóor naan tey ma nangam tànn sa ndey nitu safara yi buñ la sàccee léegi nga saaga ndey waxuma laa kuñ damm ndey ñaari yoon tànkam buñ la sàccoon léegi buñ la triandé woon léegi nga saaga ndey boo joxe woon sa yaakaar àdduna laa la wax ma jox ma 10 000 francs yi nga yaakaar ma lekk ko barke alxuraan boo may woo may coupé nga may woo may coupé nga ne waaye tey dinaa toj sa cottu ndey yow yéen ñëpp xaalis kese mun ngeen ci saaga nit ndey nit bu leen yore rek ngeen rey ndeyam léegi boo leen ko munee kii ñu damm ndey tànkam tëj ko 1 an 1 mois yéen da ngeen am lu ngeen di wax bullshit Sénégal a bëri hypocrite cot ndeyam boo reyee ndey hypocrite yi booy Sénégal day vide ay nit benn nit bu la rombee balaa beneen di la rombaat mun nga toog 10 minutes wala 20 minutes wala 30 minutes pour kenn yomb boo doon taal nday hypocrite yi bu la benn rombee balaa beneen di la romb 1 heure de temps mun nga ko def di sa tànk di teg boo taaloon nday hypocrite Sénégal di laa wax nag lu ñuy def la ñuy tere la ñuy wax la ñuy tere ku la da ma kii la seen baay yi di saaga seen yaay yi di saaga seen maam yi di saaga sénégalais naan noo warul saaga warul nangam kan moo dul saaga ñun ñëpp dañuy saaga ñun ñëpp kan la fi papa musul dóor saaga kan la fi yaayam musul saaga sa papa sa dana dóor ne la nangam tànn sa ndey suñ papa di ñu dóor naan nangam tànn sama yaay taxaw naan baal yaa ngi may saaga ñaata yoon Macky Sall lañ njëkk a saaga cinq ans laa def sama mandat nga def ko 7 ans loolu du saaga lan la merci waay sama waa ji envoyé naa ko audio man tamit lii moo am Sénégal
moo tax ku naan ay bàyyil saaga yi bu ko sax lijjanti bu leen sax lijjanti dafal li ngay def dem sa yoon réew maa ngay tàkk réew maa ngay tas réew ma policier yaa ngay rey jaam yi policier yaa ngi dawal oto di jéggi seen kaw nit yaa ngay tëdd di sedd guy nit yi am problème mu lekk am problème mu naan gouvernement buy tâtonner musul teg politique boo xam ne imposé na ko école yi la tëjoon ne da koy ubbi ba léegi oto yi xam nga lan moo waral émeute yi passé chauffeurs yi la ah chauffeurs yi ñoo toog lekkatuñ naanatuñu chauffeurs yi da yor seen i 7 places ñii yor seen i bus ñii di doon daw Kaolack Dakar Touba Fatick Ndiassane Tivaouane toog 3 mois lekkuñu naanuñu liggéeyuñu yor ay jabar chauffeurs yi ñii yor ñaari jabar ñii ñetti jabar ñii ñeenti jabar ñii benn jabar doon joxe dépense ci seen i oto ñii nekk ay chauffeur ñii nekk ay coxeur ñii nekk ay apprenti ñii nekk ay siirumaan te imagine ngeen population boobu siirumaan yi coxeur yi garage dafa rëy am na coxeur garage dafa rëy am na siirumaan garage dafa rëy am na chauffeur garage dafa rëy am na apprenti garage dafa rëy am na jaaykatu caaf yi foofu garage dafa rëy am na jaaykatu ndox yi garage dafa rëy am na jaaykatu uul yi garage dafa rëy am na jaaykatu essence bi garage dafa rëy et cetera et cetera et cetera ñaata ñooy garage nga ne tabet garage ya chauffeur yi toog ñetti weer di la xaar ngay wax waxi dof politique boo teg dindi ko politique sa dara dëgërul c'est yëpp oyof ni sili bu caga c'est lépp oyof ni sili bu caga gouvernement boo xam ne seen loi ak seen i règlement ak seen lépp dafa oyof ni sili bu caga ok maa ngi koy xaar seen lépp oyof ni sili bu caga n'est-ce pas musoo décider dara maintenir ko loolu moo waral loolu moo ko waral ok mi ngi nii oh ba dem na gars ngeen may signaler des fois je suis vraiment content ba fa am ay nit yoo xam dama leen respecté dafa ma signaler Yves bi rek ma yóbbu ko moom rek laa doon xaar maa gën a ñàng coy yi sax si boobu yow laa doon xaar si boobu yóbbu naa sa nday ardo bu yàgg téegal naa sa nday bu yàgg yaa ngi ca mala ya dooma xaj Yves xam nga ni kooku amul sax existé wul benn Macky Sall la rek wala benn Marème Faye Sall wala benn doomu xaraamu Macky Sall ñoom la ñuy yónni ñu ñëw taxaw ci net bi danga ñoo gën a nekk wëyu wala danga ñoo gën a nekk tëg mooy Dakar sa lëfal nday yóbbu la ci biti mbóor na ma Macky Sall la wala benn ministre ñoo leen gën a tëg cott ndeyam gérer réew mi doomu bandi yi doomu caga yi biddo xaraam yi fa furu den la pire des attitudes est l'indifférence mënuma ci dara sama yoon newu ci xaw ma ko musuma koo gis la pire des attitudes l'indifférence est la pire des attitudes moo tax ñu leen indignez-vous Sénégal da nga gis l'écart entre les pauvres et les plus riches bu écart bu important lépp mi ngi ci la course à l'argent la compétition ñu encourager la bopp sa bopp ñëpp toog na tekk ma ne loi ak règlement gouvernement bi moo gën a oyof sili bu caga weccet da ko fay jële weccet billet ab këyit da ko fay jële billet rek sili bu caga au moment où jàngal ni boo leen fippoo da ngeen di am réussite barke alxuraan xool leen peuple bi démb barki démb lañ génn Touba rajaxe Mbacké rajaxe Diourbel taal Kaolack taal gouvernement bi daw ci guddi gi la ñoo woote ni waaw dindi nañ école yi moom kiyatul waa léegi sax chauffeur yi daw leen gis ngeen gouvernement bi Macky Sall bandi la bandi dafa ragal violence Macky Sall bandi bu ragal violence la il faut ngeen violent il faut que ce peuple soit un peuple violent envers pour le faire reculer Macky Sall du reculer ci négociation quand on a courant
Macky Sall joxuñu ko quand on a voulu négocier ay affaire pétrole ak gaz bu Aliou Sall sàcc Macky Sall négocier wu ko mais quand on a voulu génn taal nday town bi rajaxe nday town bi diggante démb ak tey ci la lépp sotti ci la reculer état d'urgence bi couvre-feu bi n'est-ce pas ci la tëjaat école yi ci la ne oto yi daw leen ne dawal n'est-ce pas ci la jàmm ne ñoy donc Macky Sall sa lëfal nday la xamul Macky Sall ay Macky Sall baaxul Macky Sall xam lan la xam Macky Sall ku toj sa cottu nday nga moom loolu la xam ku kat sa lëfal nday nga yow Macky Sall yow ku mérite nga ñu takk la bomb dëgg sa dëjëw nday yow Macky Sall ku violent da nga ko ragal yow da nga ragal ku violent dama la xam doome xaram nga da nga ragal violent sëriñ bi nga xam ne dafa ligoté woon taalibeem bi ca Louga dafa ligoté taalibeem bi gars yi jàpp non saaga bi tey la rek tey la kenn xamee avant j'ai fait 1000 live gisu leen saaga donc tey dama aal bi saaga la ma jox te saaga laay def dama dama mer sama xol seddul donc saaga bi moom da ngeen koy accepter rek parce que loolu laa yëg tey waaw damay indi ñëw loolu laa yëg la ma yëg nag dama koy def kenn mënu ma ji marabu bi nga xam ne dafa violenté taalibeem takk ko ba mu dëgër toroxal ko ñu jàpp ko yóbbu ko tribunal Louga taalibe yi dëgg nday palais de justice bi ci benn buñ koy jugé taalibe yi dañoo katt la fa nday palais de justice bi rajaxe ko def ko doomu taal juge bi dafa tiit ba daf ne dafa bàyyi sëriñ bi ci saase pour wax leen ni yéen xamu leen sax violence na ko Macky Sall ragale ci saase le sëriñ bi le juge bi libéré sëriñ bi ca Louga loolu matul 1 an ca Louga 1 an matu ko tey waay maa gëm taalibe yi waay grand boobu lañ def seen i grand boobu di waaxu di ñëw waaw ak seen i mer indi ñëw xaar leen ñu ñëw fees dal ci palais de justice bi juge bi balaa juge ñoom rajaxe na nday palais de justice bu Louga bi toj lépp luy ver rajaxe deret bi du tuur bum tël waaw juge bi ne bàyyi ma libéré kii yii Macky Sall ci saasa la woote Aly Ngouille Ndiaye libéré leen ko bàyyi leen ko mu dem waaw libéré leen ko bàyyi ko mu dem ñu libéré oustaz ba mu dem yoonam ñu gis Aly Ngouille Ndiaye génn di menacé waaw dinañ def répression dinañ jàpp képp ki nga xam ni melew nga ci kaas yi ministre de la justice bi ak gémmiñam bu datta lëfal ndayam boobu noonu doomi xaram boobu fenkat boobu noonu xawma lan Sall ministre de la justice yi ñoo tax xoolal képp ki nga xam ni sa loxo takk na ci rajaxe bi sa loxo takk na ci toj bi sa loxo takk na ci ni ngeen def léegi dañ leen nangam xoolal Macky Sall wala leen tee ngeen a bàyyi ñii maa leen ñoo ma gën a violent de Aly Ngouille Ndiaye génnaat ak duulam yi ne waaw moom sax ndekete palais gis nga Sénégal yi bés bu ñu xamee ni ñuy tàppet lañ gis nga tàppet bu la napp ak a bon tàppet bu la napp amee la di dëgg sanday rek bum bés boo yeewoo ba yéeg ci kawam day daw Aly Ngouille Ndiaye woote waat ne non ñii sax yàquñu ko c'est que nit yi ñoo bëri woon am ñu daanu ci affaire bi mu toj xool leen noonu lañ mujjee Sénégal booy suñu gouvernement yi violence lañ ragal il faut ngeen xam loolu tant que ñu ngi def la non violence suñu gouvernement yi dañu am fit tapet yu bon lañ je cautionne la violence sur toutes ses formes au Sénégal parce que suñu gouvernement yi violence rek lañ ragal ci saase la Aly Ngouille Ndiaye jël affaire boobu fan la mujjee fourage daal di xëddeen bàyyi nañ saas ba bàyyi nañ sëriñ ba rajaxe nañ tribunal ba ñoom dañoo dem defari ji ko nicement te dañ ne woon dañuy jàppaate de ñañ ne woon dañuy jàpp est-ce que jàpp nañ ca kenn jàppuñu ca kenn démb la gars yi commencé ëmbët yi ci région yi démb la lañ ubbi frontières yi léegi kum neex voyager démb donc am leen ful la ci lii bu leen bàyyi taal yi nañ taal nday town bi nañ toj nday town bi loolu kese la Macky Sall mun ñu jox cër lépp problème boo xam ne boo ngeen defee bu ñu waxee ne diagnostic buñ diagnostiqué problème bi lépp lu fi Macky Sall reculé dafa am violence lépp lu Macky Sall mës a reculé
ci bëgg-bëggam dafa am violence sans violence Macky Sall ne reculera jamais képp koo xam ne def nga jàngat yi ci nu Macky Sall di doxee lépp luñ fi jéem a négocier ak Macky Sall sottiwul waaye lépp luñ fi tegal nday Macky Sall ci ay violence sotti na kon nag sénégalais yéen a ngi nii ñëpp a ngi nii gis leen mun naa leen fi bàyyi ba suba dem nalaw yi yeewu ñëw laaj leen ba xam lan lañ fi mus a négocier ak Macky Sall ñu gagné musul am lan lañ fi wane ak violence lan lañ fi def violence bu tàng jër mu sotti lépp lu am violence sotti na waaye lépp luy négociation musul sotti courant bi dañ ko doon négocier sottiwut pétrole gaz bi ak Aliou Sall dañ ko doon négocier sottiwut musul am tàkk-tàkk musul am tàkk-tàkk ak leneen lépp luñ négocier Macky Sall sottiwul waaye lépp lu nga xam ne génn nañ mu am ay pneu yuñ taal mu am ay rajaxe nañ fële toj nañ fële bombardé nañ fële lépp sotti na donc nit nag bu tàppet bu la nappee di la dóor nga comprendre ko bés boo jógee waratul sedd waxuma nag ni jóg bi dina am mais jóg bi nii duñ ko continuer nii jóg bi àllaa kulli àll day am Bougazelli a été libéré dem na yoonam ndànk sax ñu dugalaat ko ci député wala ma ngay lekk salaire am ba léegi l'indignation est le ferment de l'esprit de la résistance indignez-vous donc indignez-vous indignez le déclin de notre société la désolidarisation n'est-ce pas loolu nañ ko bàyyi man ñu désolidariser wu xam nu mu ko mën a waxee ñu bañ a solidaire quoi ci wala voilà il faut que ñuy solidaire voilà le mot il faut que ñuy solidaire ñun ñëpp jàppalante bàyyi di sacrifiante traître yi nag du ñàkk waaw. Sénégal j'ai pas attendu aux États-Unis j'ai été violent trop violent au Sénégal. Je me suis fait fracturer ma main gauche. Je ne suis pas un tapette. Fépp fu am faaya maa nga fa dekkuma Europe wala Amérique di daw wala di buddi dawuma kenn te du ma daw nday kenn ku yàlla sàkk ngay dox ak bët tànk loxo na bakkan ba dawuma la du ma daw nday kenn bu ma naree daw kenn yàlla na ma yàlla kat sama nday ma tëdd fii dee du ma daw kenn du ma góor buy daw lëfal nday Macky Sall fu ma wax man du ma ay góor tappet yooyu toog ci internet naan dem leen de man damay ñëw jiite damaa ñëw taxaw nday ne commissaire Arona Sy ñun dañuy marche ndayam mu ne ma non doo leen dem place de l'Indépendance ma dañuy dem nday foofu man maay sëtu Valdiodio Ndiaye bu Senghor dawee ndayam Mamadou Dia taxaw Valdiodio Ndiaye taxaw c'est lui qui a moom moo yoroon le discours de l'indépendance je suis ici de Kaolack je suis un Kaolackois man maay tag nday discours Valdiodio Ndiaye bi fële ca place de l'Indépendance Arona Sy ne dégagé ma ne on dégage pas on dégagera pas vidéo baa ngi fii quand les manifestants tirent à bout portant quand les policiers vidéo baa ngi woon ci internet bi dañ ko dindi quand les policiers tirent à bout portant sur les manifestants man binduma titre boobu donc ku taxaw nday jàkkaarloog ay policiers ñuy tirer à bout portant kooku du tapet du ma tapet yooyu de dem leen wax tapet yooyu di toog foofu di wax ngeen leen ne dem leen ngeen ci terrain man damay dem nday terrain ba di taal nday dañaa taal nday gel yu ma ay benn gel bu ma àndoon sax dama ko won ne ko nan la ñuy lacrymogène du ma daw lacrymogène du ma daw nit man du ma waaw yow ragal nit sax yab yàlla la man maa ñimee taxaw sama live di wax parce que man dama sibir man maa ñimee taxaw sama live di wax parce que man du ma tapet man du ma góor yambar yooyu toog ci yaay ma neex toog seen salon naan ay dem leen de man maay jiite dama bàyyi xam nga ku dagg nday billet avion am jógee Espagne Valencia dagg nday avion wàcc Madrid dugaat nday avion wàcc nday Sénégal teg nday bagage yu usine benn tali ne leen maa ngi dem xeexi xam ngeen ni kooku du tapet de sama nijaay njaga ci am na ma yee booy ku dagg nday billet avion jógee Valencia jël avion mu wàcc la Madrid gu dugaat nday dama dem caisse pour guerre xam nga ni kooku booy Sénégal sa waay bu ma dee dañ ñuy tegal nday monument de man du ma tapet de Kaolack quoi la du ma tapet dama bërëg nday mbedd mi ba taxaw amul lu ma ragal amul lu ma tiit jóge ku dagg biyem ñëw di xeex nday jiite gars yi gisuma fa kenn ñëpp naan nii ma taxaw nday mu naan dégagé ma ne dégagé wu ma taxaw Arona Sy ne ma dégagé wu ma mu ne tiiree
ba ci kees ku mburu bi xam ngeen ni man du ma tàppet man du ma tàppet xaw ma sax ni ñuy tàppetee man tàppet sax man xaw ma fan lay nekk ci nit ba xam cerveau bi si cerveau bi lay affecté wala gémmiñ gi lay affecté wala xol bi man mënu ma comprendre nan la nit di tàppetee man loolu moo may jaaxal quoi ku fi nekk sa destin di nga ko dund boo waree dund nday kaso di nga ko dund boo waree dee ci mbedd mi di nga dee ci mbedd mi boo waree dee ci sa buntu kër di nga dee ci sa buntu kër xaw ma looy tàppet looy daw lan ngay daw yàlla na la di nga dee bind sa jour dee looy daw lan ngay daw lan ngay tàppet quoi loolu laay laaj te man sénégalais man moom xaw ma lu tàppet sax xaw ma fan lay nekk ci nit mais yéen laay laaj ko ay ana tàppet yi nañ ma wax fan la tàppet di nekk ci nit ci bopp bi lay nekk wala ci xol bi wala ci taat yi lay nekk wala ci tànk yi fan la nekk fan man loolu laa leen di laaj fan la tàppet di nekk quoi ngeen wax ma ko ak lan ngay daw koo xam ne yàlla nee na da ngay dee nee na sa dee laa njëkk a bind ko sa dund ku war a dee day dee looy daw foo daw jëm koy daw Macky Sall sa dëjëw nday ku la daw fu ma lay dawee déggoo ma naan man du mu toog fii damay génn te ñu ngi waajal lu garaaw dama ko waxul ñu ngi waajal lu garaaw dëkk bi ñun dañ taal ndeyam da ngeen foog ni dañoo taxaw nii rek digi ñu ngi def ay cellule ñu ngi def ay whatsapp ñu ngi def ñun dañuy taal ndey town bi te dinañ taal ndeyam ala kulli al parce que Macky Sall dina def 3e mandat dina ñëw pour def 3e mandat pare nañ ko de ñu ngi pare ñu ngi def ay seen cellule waaw xaw ma man nag loolu laay laaj tàppet yi xam naa moom laay terminé lan la tàppet moom lay daw bu dee dee la da ngay dee sa destin yàlla nee na ma bind naa lépp lu ciy nekk bu dee kaso di nga ko dugg ñaari yoon di nga ko dugg bu dee lundi ngay dee mënoo ko rëcc lundi bu dee dimanche waaye léegi tàppet lan lay daw loolu laa comprendre nga jàppale leen ma léegi ak fan lay nekk ci nit kuy daw lan ngay daw ah dafa am ñu ragal a dee xanaa xamuñu ne dee dafa am ay tàppet kay ci taat lay ne mais xanaa bu nee ci taat sax boo doxatee mu génn boo doxatee wala nga puub sax mu génn fan la tàppet di nekk quoi loolu laa laajte nekk di tappet Assane Diouf jël jóge États-Unis di tappet Assane Diouf ñëw dugg ndey ci kaso di tappet ñi damm tànkam ñaari yoon di ñiy wax waxu tappet mu génnaat juge bi ne ko defal li mu ne defuma ndey lii def lu muy def xanaa Sénégal Assane Diouf rek mooy géree kon ah booy tappet kay ragalul yàlla nit moom bu tappee merci waay Omar tappet moom ragalul yàlla képp ku tappet ragalul yàlla ku ragal yàlla du tappet da ngay ragal yàlla nit ñime nit yi waaye tappet moom ragaloo yàlla tappet moom non tappet yëpp yàlla la sax tappet moo tax muy gisee tappet waaye demal Sénégal waaye Sénégal dafa am dëjëw ndeyam Sénégal dafa am dara ñun Sénégal bu ñu demee ba xam ne day tàng en 2012 dañoo bàyyi sañ lépp dem xeexi ji Sénégal dafa am dara Sénégal wax rek a fa ne ñëw tamit Sénégal nga ñëw Sénégal gis ay nit yi taxaw waaye dégg nga fii lu ma fi ñëwee day ñëw nday foog ni da ngay guerre man bu ma ñëwee bu ma déggee gi Sénégal la ngi tàkk laay la waaye kii laay la ma ne waaye dugg internet jënd billet bi ne tey yooyu tey mu neex tey rek ma teg totten cott nday tey rek gouvernement ma dëgg sa lëfal nday dagg sama billet ñëw Sénégal wàcc ci kii bi booy ci aéroport ñëw teg bagage yi foog ni guerre am ma ñëw gis ay nit dégagé bàyyi ko mu ñi bii pip ma la taxawee leen nii Arona si ñëw taxaw ci terrain bi taxaw armé wu ma ne lan la Arona si mu ne non dégagé war kenn du marche fi ma damay marche ndayam barki alxuraan bu ñëpp di daw laa maa ngi taxaw ci kees ku mburu bi lañ ñu ci kees ku mburu boo dem assemblée nationale place de l'indépendance ci kees ku mburu bi lañ ñu tàncoon Ibrahima Fall mi ngi fa woon Ibrahima Fall moo ne ma nee leen maintenant vous tirez sur le candidat xam nga ni kooku dawul de Ibrahima Fall gars yi dañ ko dóor bouclier humain wër ko Ibrahima Fall ne ma ndey xam na guerrier de Ibrahima Fall moo ne ma nee ko xamul sama tur ne ko neel policier yi maintenant vous tirez sur le candidat c'est un mot que Ibrahima Fall m'avait dit jàkkaarloog policier bi ne ko vidéo yëpp a ngi fi woon
parce que seen gàcce la bu ñu gisee Mollah Morgun ci digg nday xare bi muy xeex ak nday policiers yi doomi xaraa mi noonu yi ñoo ko effacé ci kii bi parce que man dugaluma ko ñeneen noo ko dugal wër naa vidéo ba sonn ci télé ma ne maintenant le policier boobu ma ne ah maintenant vous tirez sur le candidat ah maintenant vous tirez sur le candidat place de l'indépendance mi ngi ni teg nga xam ni kuy wax ñëpp lay dégg barki alxuraan sama baat rek dafa jib man Sénégal dafa am lu ñu ma mën a wax man Sénégal dara safuma mënuñu ma wax lu ma saf ay kii ragal non man sama baat moo jib nday place de l'indépendance ma ne ah maintenant vous tirez sur le candidat ah maintenant muy riir place de l'indépendance ne selaw ci nit Ibrahima Fall ak ay nitam ak man maa yuuxu ñëpp ñu ngi wër Ibrahima Fall ci kees ku mburu bi man Mollah Morgun maa taxaw ne ah maintenant vous tirez sur le candidat kooku bu ñu man waxuma la guerrier sama dama dépassé nday guerrier dépassé naa nday guerrier ñi mawul lii guerrier nekk Espagne dagg nday biem Abdoul Sil merci nee na j'ai vu cette vidéo quand les policiers tirent à bout portant sur les manifestants man ma taxaw nday Sénégal fu tàpp yëpp daw ñëpp taxaw te bokkuma Ibrahima Fall dara taxaw nday di yuuxu place de l'indépendance fu kenn ñëpp ne selaw benn lacrymogène ñëpp seey man Mollah Morgun ma taxaw nday jàkkaarloog policier di yuuxu ah maintenant vous tirez sur le candidat ñu tàmm nday sama loxo 9 mois vous parlez de tapette allez le dire aux tapettes xam nga ni ku taxaw nday jàkkaar Assane Diouf du ragal de xaw ma nu ñuy ragalee man li ma fi def ci ay live ak ñi may critiquer yëpp ak ñi may xëpp nday kaani kon boobu bàyyi naa bu yàgg man damay xool ñu gën a ragal Sénégal ma dugg seen ndey seen caaya yëkkati leen dugg ndey seen yeele yëkkati leen ñu gën a ragal Sénégal ño Wally Seck ma taxaw nday ci télé yi wër ci télé yëpp rajo yi di wax nday Wally Seck tisatam pare nag ne ko kaa ñi guerre ba soo paree man maa ngi fii ñu wax Youssou Ndour ma dugg nday ci caayam man lépp dossier bu nit ragal a wax Sénégal boo ma waxee ma wax ko te biir Sénégal laa koy waxee nag new ma ci internet di dox de biir Sénégal Wally Seck le dossier bu may amoon Wally Seck mi ngi ci biir Sénégal laa nekk di dox ci télé yi di dox ci tali yi parce que bés bu ma waree dee bu fekkee Ablaye Ndiaye la tudd moo ma war a rey dina ma rey bu fekkee Issa Coq la tudd bu ma war a rey dina ma rey bu fekkee Cheikh Dramé la tudd dina ma rey bu fekkee ci lan laa war a dee dinaa dee bu fekkee kaso laa war a dee dinaa dee bu fekkee ci sama néeg laa war a dee dinaa dee daw kan laa war a daw bu fekkee Macky Sall waruma rey du Macky Sall bu fekkee man damay lekk ba fër dee damay fër ba dee waaye lëfal nday tappet waaye ku tappet yaa ngi la nga kat sa lëfal nday dee waay mérité woo sax existé ku tappet yàlla na nga toj sa cott nday dee waay balaa suba au moment où fii laa tëjee le président de la République son lëfal nday excellence monsieur Macky Sall son lëfal nday excellence monsieur Macky Sall hier a présidé le conseil des ministres le mercredi 3 juin 2020 à 10 heures au palais de la République au moment où Sénégalais yaa ngi jooy au titre des mesures individuelles ay mesures le président de la République a pris les décisions suivantes monsieur Abdou Fall xam ngeen Abdou Fall ancien ministre monsieur Abdou Fall ancien ministre thiessois bandi boobu est nommé président du conseil d'administration de la société Apix SA Macky Sall nommé na kuñ naan Abdou Fall ne woon ancien ministre Sénégal moom tant que yaa ngi gouvernement bi rek doo torox mukk Abdou Fall ministre tey jii amaat na ay millions yu ko Macky Sall positionné ko mu war ko lekk Abdou Fall transhumant tey mi ngi ci Macky Sall ne woon na ci Abdoulaye Wade donc jàpp leen ni démb président bi mi ngi doon tasaarewaat suñuy milliards nommé na Abdou Fall ancien ministre conseil d'administration de la société Apix SA en remplacement de monsieur Chimère Diop mu nekk nag poste politique un transhumant tegaat ubbiwaat nañ xaalis bi ubbiwaat nañ banque ba ubbiwaat nañ trésor bi ne ko kaay nag nga lekk nun la neexee au moment où sénégalais yaa ngi dee monsieur Ibra Ndiaye titulaire d'un master en transport aérien master est nommé président du conseil d'administration de la société AIDB assistance service donc Macky Sall nommé waat na kuñ naan Ibra Ndiaye koo xam ni master la yore en transport aérien
est nommé président du conseil d'administration de la société AIBD, aéroport bu Blaise Diagne, assistance service 2AS. Macky Sall ubbi muy poste politique kaay lekk monsieur Macky Sall démb encore sénégalais yi bu ñuy xiif ak mar ak rafle di wut luñ lekk nommé na kuñ naan monsieur Moussa Sy. Moussa Sy xam ngeen ko bu Parcelles Assainies administrateur de société la rek est nommé président du conseil d'administration de la société nationale du port autonome de Dakar. Donc Moussa Sy léegi mooy PCA port autonome de Dakar Moussa Sy bu àndoon ak Abdoulaye Wade waaye Moussa Sy bi nga xam ni yàgg na lekk xaalisu Abdoulaye Wade yàgg na lekk ay détournement Moussa Sy moom nga xam ni moom ci gouvernement lay wër maanaam ku yor rek mu ñëw ànd ak yow du torox mukk Moussa Sy Macky Sall nommé na ko démb maanaam PCA bu port maanaam fa la milliards yi nekk milliards port ya Moussa Sy moom du torox mukk man dinaa torox yow di nga torox yow mii man nekk ak yow nii ñuy wax nga noo bàyyi saaga wala nangam ñun moom dinañ torox ñun moom on est destiné à mourir bêtement à mourir pauvre waaw suñu biir sax dañuy xeex ba rayante sax jeexal mu jeex tax wax ji jeex donc ñi nga xam seen yaay dañ leen jur ñuy ñu baax seen yaay di ñu baax jur ñu baax ñoo xam duñ torox mukk ci àdduna xaw ma alaxira nag waaye àdduna duñ fi torox ñi ngi nii ñoom donc Moussa Sy est nommé PCA du port autonome de Dakar Amadou Ka Macky Sall nommé waat na démb encore ay milliards yu mu jox askan ñenn ñi mooy ñi ànd ak moom monsieur Amadou Sadio nag di administrateur civil principal moom tam nommé nañ ko président conseil d'administration PCA foo ko déggee rek ay alal la bu ñu lay jox pour poste politique la pour nga lekk ay privilèges nga lekk ay milliards nga profité sàcc ay milliards nu mu gën a gaawee xaar beneen président buy ñëwaat pour am nga dem àndat ak moom maanaam daal may nañ la possibilité waroo torox ci àdduna milliardaire nga war a doon ba ngay dee comme sénégalais amuñu fulla amuñu fayda amuñu jom amuñu gàcce amuñu ngor ba pare seen biir sax dañuy rayante seen biir ñoom pauvre yi ñooy agressante seen biir pauvre agressé pauvre rey pauvre violé pauvre tëddee pauvre nax pauvre ñun suñu biir la ñoom nag ñoom duñ naxante ñoom ñu ngi ànd ñoom di farparloo di sottante ak alal gi di mayante ay doole c'est bien fait ñun ñoo mérité loolu donc monsieur Amadou Sadio nekk na président conseil d'administration à l'autorité nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur ANAQ-Sup en remplacement de professeur Abdoulaye Sène moom lekk na ba suur monsieur Macky Sall nommé na démb kuñ naan madame Ramatoulaye Gueye Diop nekkoon ancien ministre ndeysaan moom tamit sàcc fa ay milliards détourné fa ay milliards lekk fa ay milliards Macky Sall ne na ko doo torox de tant que yaa ngi ànd ak man àndoo ngoon ak Abdoulaye Wade tey ànd nga ak man doo musa torox donc Macky Sall nommé na kuñ naan madame Ramatoulaye Gueye di ancien ministre ak lépp lu mu fa def nommé nañ ko président du conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal ADS donc madame après bu nga nekkee ancien ministre léegi nag nekk nga président conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal lekkal ba suur lekkal ba fër comme dëkk bu la yàlla wàcce nit yi amuñu fulla amuñu fayda amuñu ngor amuñu jom te nit yi xàmmeewutuñ seen ennemi ak seen i ku leen di rayanteel madame lekkal ba suur Ramatoulaye na res ak jàmm waaye Ramatoulaye Macky Sall nommé na encore beneen madame ñu naan ko Nicole Gakou nag ingénieur la rek nommé nañ ko président conseil d'orientation de l'agence nationale de la statistique et de la démocratie président conseil d'orientation à l'agence nationale de la statistique nga xam ne kenn xamu ko de l'agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD en remplacement de monsieur Tangam monsieur nommé waat na encore démb milliards yi ñu ko war a séddool mooy doomu ndayam yi xaritam yi ñi nga xam ne seen yaay jur nañ leen fu ñu leen war a juree ñoom boote wuñ leen soleil ñoom day te dañuy dund ba buñ dee rek xanaa buñ dee donc ñooñu ñu ngi nii Macky Sall démb nommé waat na kuñ naan Aliou Dramé journaliste kese la journaliste kese comme frère am bi nu mu nee woon kese Aliou Sall journaliste kese donc Aliou Dramé yow mi sa ndey liggéey yow mi baax ci dëkk bi nga xam ne nit yi bëgguñu seen bopp bëgguñu lu baax nommé waat nañ la foofu en tant que journaliste ndax Macky Sall nga àndal nommé nañ le président du conseil d'administration de la maison de la presse donc PCA maison de la presse am na Sénégal am ngeen fu ñu naan maison de la presse benn maison la boo xam ni xaw ma ko keneen donc grawul donc monsieur Aliou Dramé di nga am ay millions en tant que journaliste
par mois am auto am 4x4 climatisé am essence 500 litres d'essence am garde corps yow Alioune Dramé sa ndey liggéey na vraiment na rees ak jàmm félicitations nommé nañ la démb nga nekk PCA au ministre de la culture et de la communication nii na poste vacant la poste vacant boo xam ne yëgu leen ko woon poste boo xam ne vacant na mais kenn yëgu ko poste vacant boo xam ne bu ñu ko bàyyoon noonu yàqul lu may lekk yàqul lu may naan poste vacant boo xam ne léegi wutalal nañ fa nit poste boo xam ne la daal comme si dafa am importance poste boo xam ne ñàkk na nit yi di dund ñàkk na nit yi di lekk ñàkk na nit yi di liggéey ñàkk na poste boo xam ne vacant na ay at nit yi nekk si jàmm donc il faut ñu wutal fa kenn ko fa toog di lekk ay milliards ki baayam liggéey yaayam liggéey nar ko torox ci àdduna yàlla wàcce ko nag ci dëkk boo xam ne ndeysaan mooy loolu dëkk boo xam ne warul sax exister donc Aliou Dramé journaliste félicitations lekkal ba suur naanal ba mandi dawal sa 4x4 ak sa chauffeur vitre teintée climatisé ak say millions ak say bons d'essence Aliou Dramé félicitations na res ak jàmm monsieur Macky Sall nommé na encore ku ñu naan Bara Ndiaye moom xam naa ko journaliste la moom tamit Bara Ndiaye sama gaayen Bara Ndiaye ñun bu ñu génne seen nos condoléances Bara Ndiaye il était étudiant à l'UCAD doon jàng après Bara Ndiaye dugg ci affaire journalisme Bara Ndiaye sama waay la Bara yaa ngi noonu de Bara moo génnoon temps di critiquer Mimi Touré et tout ça man xamoon naa ni buy pare ñu koy nommé Mimi Touré la critiquer ak waay ji nekk parcelle waay comment il s'appelle waay l'autre là ministre de la gestion xaw ma lan mooy waay ji nekk parcelle rek moom génn na ci télé bi xas Mimi Touré saaga le journal le ministre là ama fàtt parce que ñun dañoo bëri ministre bu nekk parcelle rek tamuy xëccoo ay lu mu tudd jàppale leen ma waay turam waay ministre bu nekk parcelle waay siw na de moom bandi la ci Macky Sall gars yi Macky Sall waaw Amadou Ba merci beaucoup merci Jaraaf Ndiaye Amadou Ba Bara Ndiaye sama doomu ndey génn na ci télé bi pour bugg poste bu baax attaqué na Amadou Ba saaga ko wax gu ne ci télé bi saaga Mimi Touré une semaine lañ ci teg nommé nañ ko monsieur Bara Ndiaye démb président bi nee na ko kaay pale ma daggal la sa gato li nga ma liggéey rafet na képp koo xam ne dañoo jàpp ni man président bu toppee sama ginnaaw dina ma yàqal donc saagaal ndeyam yow Bara Ndiaye comme gars yi dañuy ragal ne Amadou Ba boo deful ndànk Macky Sall bu fekkee posé wu candidature Amadou Ba mooy kii donc Macky Sall yónni Bara Ndiaye ne demal nga saagaal ma ndey Amadou Ba ak nga saagaal ma Mimi Touré comme ça ma jox la poste yi nga lekk nga gën a suur bu dee 1 million laa lay jox naa la jox 10 millions donc monsieur Bara Ndiaye précédemment administrateur de la maison de la presse administrateur kese la fa woon sama doomu ndey est nommé directeur général de la maison de la presse donc Bara Ndiaye félicitations lekkal ba suur naanal ba mandi jëlal say mbokk jëlal say xarit yi nga xam ni say doomu ndey lañ ñi nga xam ni mérité nañ ko nga teg leen foofu ñoom tam ñu lekk ba doyal naan ba mandi Bara ñooñu mérité nañ ko jëlal sa papa Bara Ndiaye jëlal sa yaay gis naa ne sonnoon nga trop Bara vraiment xamante nañ sonnoon nga trop affaire yi métti woon na ci yow woon nga ma fi naan man nañ la jàppale ci sa grève bi mooy sa journal bi fi nga newoon ci sa télé boobu noonu doon ñu la fay mooy gel boobu moo moomoon télé boobu sax seey na ñu doon wax naan Karim Wade ko moomoon ak yooyu nga sonnoon fa lool mu metti woon ci yow lool vraiment tey nii bu fekkee góorgóorlu nga ci politique bi ba yàlla dimbala tey ngay am ay millions Bara mérité nga ko Bara lekkal Bara mandil Bara jëlal say mbokk yi la jege ñu pàcco affaire bi ndax mérité nañ ko ñun mérité nañ ko Bara président bi def na la tey jii nga nekk président jóge ndeysaan administrateur nekk directeur général de la maison de la presse au ministère de la culture et de la communication poste vacant Bara Ndiaye Canal Info la Bara Ndiaye ne woon amul woon sax salaire doon ñu leen fay Bara Ndiaye ñëw woo ma ne ma foog ngeen jàppale ñu ci marché bi dama jiite benn marché parce que Canal Info doon ñu fay Bara Ndiaye sonn kat ji suufu Dakar yi ba dal yi weex tàll ndeysaan Bara sama doomu ndey da nga doon xool dal yi weex tàll
baara fukki dërëm yi mu ko siraasee sax doonu ko am ndeysaan baara tey jii nag moom xam baara mi ngi 4-4 baara waaye France Info doon ñu la fay waaye góor Canal Info doon ñu la fay mbaa baara góorgóorlu nga maison de la presse tey yaa fa nekk directeur général ba baara naa la seet si nga jox ma dara baara yónnee ma dara bokk ah baara jaajëf baara félicitation baara sa yaay liggéey na sa baay liggéey na say ndey liggéey nañ say mbokk liggéey nañ xoolal say mbokk yi la jege tam nga jël leen comme yow poste vacant lañ la jox yaay directeur général de la maison de la presse ah jëlal sa 4x4 bu tooy xep sa chauffeur bu tooy xep sa garde corps yu aay yu dëgër këj yu jàng fetal ay gendarme sa 500 litres d'essence ak say kër Bara Ndiaye félicitation mérité nga ko man sa doomu day Mollah Morgun maa lay félicité waa jaajëf Bara big up Bara one love Bara ca kaw ca kanam Bara donc président de la république bi mu jógee ci sama doomu nday bi mu nominé muy Bara Ndiaye def ko directeur général ah président bi nominé na démb encore kuñ naan madame Bassine Thiaré Dione madame Bassine Thiaré Dione ñëw na pour jël wàllam moom tamit inspecteur principal du trésor la woon lekk na fa ay milliards ne léegi nag elle est nommée inspecteur des finances ah madame Bassine Thiaré Dione ki ndayam liggéey est nommée elle était inspecteur principal du trésor matricule da bla 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 dul day nommé inspecteur des finances donc ah madame lekkal bu baax fa nga ne woon foofu la Ousmane Sonko nekkoon ngeen dàq ko toroxal ko ah madame Bassine Thiaré lekkal bu suur au ministère des finances et du budget félicitations et big up madame ah démb président bi nommé na kuñ naan Baba Diawara Sénégal li muy métti métti di nit di jooy di yuuxu naan lekkuñu naanuñu oto ya dawul ñu ngi leen tëj di leen confiné ñu ngi leen tëj di leen couvre-feu ñu ngi leen tëj lekkuñu naanuñu waaye moment boobu président baa ngay nommé na kuñ naan monsieur Baba Diawara nag inspecteur principal trésor la lekk na fay milliards moom tamit nommé nañ ko inspecteur des finances au ministère des finances et du budget donc fu mu nekk foofu la Bassine tam nekk donc madame Bassine Thiaré moom mi ngi noon inspecteur principal du trésor nommé nañ ko inspecteur des finances au ministère des finances et du budget nommé waat nañ fa encore double fonction Baba Diawara inspecteur principal moom tamit même chose ñu nommé ko comme nuñ nommé madame Bassine Thiaré nekk na inspecteur des finances au ministère des finances et du budget même poste waaw ci ñi seen nday liggéey ba léegi ah président bi nommé na démb encore monsieur Abdoulaye Sadji inspecteur principal du trésor matricule du solde nommé nañ ko aussi inspecteur des finances au ministère des finances et du budget moom tamit ah ñoo doomu ndeyam ñañ lekk dinañ lekk ba suur félicitations monsieur Mam Ounta Fall inspecteur la moom tamit cadastre nommé nañ ko inspecteur des finances au ministère des finances et du budget donc ñoo ñëpp ay inspecteur lañ monsieur Diène Faye inspecteur la moom tamit nommé nañ ko mi ngi nii nommé nañ ko directeur des pêches maritimes au ministère des pêches de l'économie maritime nommé nañ ko foofu monsieur Babacar Banda Diop lii lépp nag démb la ko président bi nommé ah ku ci nekk war a lekk ay milliards ay kees yu milliards yoo xam da nga ci war a tibb lekk ba mu neex la donc monsieur Babacar Banda Diop moom aussi mi nga xam ne moom conseiller technique la woon nommé nañ ko directeur des industries de transformation de la pêche au ministère des pêches de l'économie maritime waaw félicitations lekkal ba suur naanal ba mandi partagé ak sa njaboot partage di gâteau c'est bien mérité ngeen ko monsieur Diène Ndiaye inspecteur des pêches moom tam nommé nañ ko directeur de la pêche continentale ca yàlla pêche continentale directeur de la pêche continentale akasa ay waay poste bi war na rëy de directeur de la pêche continentale ministère des pêches de l'économie maritime en remplacement de monsieur xawma la nag la appel de fonction ah monsieur président bi nommé waat na seen président bi nommé waat na poste maanaam kaay leen tibb lekk kuñ naan lii ku koy wax sax da ngay sonn la lii lépp démb la nag monsieur Mamadou Goudiaby waaw Goudiaby sa ndey liggéey na Goudiaby na nga def Goudiaby la nga dund ba dund sa Goudiaby waaw Goudiaby moom tamit nommé nañ ko docteur la vétérinaire la ah mu waroon ñëw faj mala yi nekk ci réew mi waaye moom nommé nañ ko tey jii fu nekk nii inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des pêches de l'économie maritime monsieur Mouhamadou Signaté docteur vétérinaire
moom tamit président bi nommé na ko directeur de la pêche continentale beneen continentale monsieur Mohamedou Signaté et directeur vétérinaire est nommé directeur de la pêche continentale inspecteur technique au ministère des pêches et de l'économie waaw sama gars yi sonn naa nag maa ngi dem ñii daal lañ nommé démb waaw kon nag ñun ñëpp ñu ñaanal leen ñu gërëm leen sant leen xam ni dañoo am chance judd ci dëkk bu mel ni Sénégal donc seen ndey liggéey na seen baay liggéey na comme Sénégal tam kuñ fal loolu la ñuy wax félicitation sa ndey liggéey na ñu jox la liggéey bu metti liggéey boo xam ni buñ ko saytoo mën nañ laa tëj ndax ab sàcc ab détournement waaye Sénégal boo faloo dañ lay félicité say mbokk woo la bigëb la mën naa woo Baara Ndiaye moom laa ci xam bigëb ko félicité ko ne ko buntu xaalis bi ubbeeku na waaw poche fëqatul mi ngi noonu tibbal nu mu la neexee tibbal dugal fii ba mu fees dugal sa compte jox sa baay jox sa yaay Baara félicitation comme sénégalais ni ñu koy defee buñ la falee nañ la bigëb kon Baara félicitation Baara bigëb Baara Ndiaye ca kaw ca kanam Baara lekkal ba suur waay Baara loo namm rek toggantu ko Baara jaajëf Baara bigëb Baara one love Baara jaajëf waay sama gars yi one love peace